salaamaaleykum mbokk internet yi nuyu leen bu baax a baax waaye am contentement mbégte ak janoo ak yéen chaque jour comme ni ñu koy defee bu lamb amee lañ daal topp actualité ba mën naa ne avant pendant ak après combat ba après combat nag la ñu wax waaye ñu toogal suñu papa suñu mag suñu ancien gloire boo xamante ne nii kenn du ko naatale turam ci làmb muy kan ñu ne Khadim Ndiaye borom caaroy géej ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu internet yi per nuyu nañ waaw jërëjëf Ndeye ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Mountakha Khadimu Rasuul yàlla na fi yàgg te wér Mbàkke sëñ Mountakha Mbàkke yàlla na fi yàgg Mbàkke te wér di nuyu suñu buntu ci sëñ Touba muy sëñ Modou Abi Mbàkke di nuyu njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp sëñ Cheikh Mbàkke borom Daaru Rahmaan yàlla nañu yàlla taas ci barkeem te yàlla defal ko ay ngëneel di nuyu wàññeekuwaat di nuyu njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp di la nuyu Ndeye Mbàkke di nuyu waa Leewtoo waa diaspora bi xam nga Asie ñëpp maa ngi leen di nuyu képp kuy soppe Khadim Ndiaye rek ak képp kuy seetaan Leewtoo man Khadim Ndiaye maa ngi lay nuyu di delluwaat di nuyu nag sama xarit sama soppe di sama kilifa muy Pape Abdou Fall waaw Pape production di ko nuyu borom fiyaara yàlla na ko yàlla defal jàmm di nuyu ak njabootam gépp dañ ko tuddee lambu dimanche incha allah rabi ñun ñu ngi koy préparé di nuyu As Ndaw Ndukumaan di nuyu Matar Ba ministre sport di nuyu Pape Mayel Diop di nuyu waa Sénégal gi yëpp di nuyu doomu père ba bi nga xam ne moo fi Mansour di ko nuyu di ko ñaanal jàmm di ko wax yàlla na ko yàlla defal jàmm te bu ko kenn kar xale bu ndaw la dafa nekk ci yoonam yàlla na ko yàlla defal jàmm di nuyu sama xarit yeeg sama soppe yeeg yëpp di la déglu Ndeye Mbacke ci say question ayca di ko jaajëfal bu baax a baax moom suñu papa jooju ñi jël combat lañ jàll combat bu mag diggante Coly Faye ak ki nga xamante ne nii mooy Ada Fass combat wu naka nga ko gisee woon. waaw Ndeye ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi dafa am benn entre parenthèse rek moo war a def ci Assane Diouf ndax dafa nekk gone gu réew ku xamante ni amul valeur bu toogee naan sëñ Mountakha bu ma ñaanee du ma ko may day fen sëñ Mountakha du ñaan kooku xam nga ki gën a suufe ci murid yi sax du ko ñaan ndax gisuñu ban importance la Assane Diouf ban dimension la am ci réew mi ba sëñ Mountakha di ko ñaan te réewandem googu nag dina xam ni golo ci ndikki lañ koy réewande baaxul moom moo laa gét li ñuy wax ci sëñ bi yëpp dégg nañ ko mais mi ngi wax naan moom mooy Mbaye ku dul fukki ñu ëpp Mamour Mbaye téeméeri junni yoon man xam nga ma bu baax man ak yow loon depuis Sandaga Assane Diouf ti ma connais très bien lépp looy wax ci sëñ bi rek da ngay fen ndax gisuma ban avantage nga mën a jox ban référence la jeunesse su Sénégal mën a xool ci yow ndax saagaateeg xaste ban refoulé la indi la Sénégal tekki woo dara nga bëgg cee dugal nag sëñ Mountakha barki sëñ Tuubaa wax jooju dina arrêté ndax ñun amuñu lu dul sëñ Mountakha jàmm rek la bëgg ci réew mi jàmm rek la ñuy woote ci réew mi képp ku bëgg jàmm nag jàmm ngay woote ci réew lu dul jàmm ko gën comme moom bëggul jàmm nag bay dugg ci sëñ Mountakha on verra waaw loolu dafa ëpp sax ndax loolu il faut peñum kanam borom a koy fasal boppam murid yëpp loolu naqari na leen képp kuy kilifa diine rek Assane Diouf baatam boobu mu wax naqari na la ndax Assane Diouf nit la koo xamante ni baaxul ci kër baaxul ci mbedd baaxul fenn ndax amul référence ban référence la jeunesse Sénégal mën a xool ci Assane Diouf ba ni lii la rek xam nga di xaste di saaga moom moo laa gét ku yëngu ñu saaga ku wuy wax ñu xam nga laqatu sa ginnaaw téléphone naan say waayin xam nga tux say yàmbaan naan say waayin loolu ñëpp a ko mën ne nit ñi dañoo amul jot boobu xam nga amuñu jot boobu ndax nit ñi li ñu am Serigne Touba dane jaamu leen yàlla boole ci liggéey moo yor réew moo yor kër mais moom kenn xamul lu muy def saagawaate rek moo ko may dimension boobu barki Serigne Fallou Mbacké wax jooju dina arrêté. kàddu yooyu yéen a ko dégg wax na wax waaye ki nga xam te ne mooy Khadim Ndiaye métti na ko ba tey jii mu daal di génn fësal na xaram bu baax a baax ñu delluwaat ci sama question rek ñu ñëwoon arène nationale fekk fa combat Coly Faye Ada Fass ndax nga gisee woon. waaw di santaat yàlla rek Coly Faye c'est un grand champion xam nga ñu préparé ko gis nga bi mu futtee ko ñëpp nee nañ Coly Faye liggéey na man li ma gën a métti ci combat bi mooy Coly Faye daf ci sonn dañ ko ci yenn lu métti mu dékku ko ñëw ñàkk combat bi loolu moo ma ci métti man su liggéeyul woon sax garaaw mais dafa liggéey. te Coly Faye ku ko xam champion la mais nag allez boo gis nag am na retour comme li am na dañuy ñaanal Ada Fass rek ndam li yàlla na ko jik Coly Faye su beneenee su amee combat yàlla may ko ndam mais li ñuy wax gaynde mer la fanaanoo combat bii Coly Faye ñàkk giñ naa ci yàlla ni moo koy def mbër dafa am combat yoo xam boo ko ñàkkee te xam li la ko ñàkkuloo boo dee gor dëgg lii moo lay def mbër ñu ngi koy encouragé bu baax papam moo nu yar juddu luñu Coly Faye sequñoo ak moom ay làmb ay baayam lañ ndax baayam lu nekk ci ñun moo ko def kon am na lu ma ci metti woon ndax li tax mu metti woon ma mooy lañ ko conseillé loo bëriwu ko mais di nga ne ba ci biir nag après nga xam ne yow yaa def ses erreurs mais Coly Faye li ñu ko waxoon
man li ma ko conseillé dama ne ko arbitre bu ne fër wàccal toog ci say tànk dox wuti Ada Fass mais gis nga ko dafa siggi joroon Ada Fass oo ko ci piège am xam nga Ada Fass tamit yaa bo am na encadrement bu baax ndax stratégie bi mu bëgg a bëree Coly Faye ci la oo Coly Faye fekk si ko ci xam nga ndax mbërum mbotkat du wàcc toujours day jóg taxaw bu bëgg nga dal ci tànkam mu mbot la loolu yëpp ay piège la yu mu doon def Coly Faye te ñun waxuñu ko woon loolu dañu koon bu wàccee waat bu ne fër rek toogal say tànk dox wuti ko ndax au technicien Coly Faye bu leen fàttee ni ku mën a bëree leen tamit xëy na jumtee ñëw rek mais champion la boo ko fekkoon géej ñi muy daane booy yi nga xam ne kii technicien la li nekk ci rek ak ñeneen ñoom amee dem ak ñëpp isaapu yi ñëpp ñu ngi ci booy yi mais nag ku juumul doo daanu ñu ngi koy encouragé mais beneen combat bi ñuy am ñun moo ñuy defaat mbër nag ndax ñu ngi maa ngi dégg sax am na benn promoteur bëgg combat am li ñuy wax daal di jéggalu caaru géej yëpp bëggewuñ ko woon nii la ko yàlla tudde woon di ñaan yàlla rek beneen sortie bu ñu defaat yàlla may ñu ci ndam quoi. Aïcha Père lu ñu naan jumte bu ne rek bu jàllee ci ngay xam erreur yi nga doon def ñu topp combat point par point ñu gis bi préparation mystique bi amee Ada Fass yàgg lool ci préparatif am ki nga xam ne mooy Coly Faye dafa mel ni ku nerveux woon lan la instant boobu. waaw loolu xam nga fougue de jeunesse ak boo entraîné ba yëg sa bopp ci xale des fois da ngay fàtte lu bëri te dañ ñëwoon mbër mu nekk 3 biteel nga war a am ñun respecté nañ ko mais Fass waa Fass gis nga leen yéen a ngi woon lamb ji indi nañ téeméeri biteel ak juróom benn fukk yu mel nii nag mooy tax yu bëri di am ci lamb ji boo teree kii kee indi normal kee da nga ko war a poursuivre mu def normal mais gis ngeen fa Ada Fass li mu teg ci biir kii bi xam nga loolu nag loolu métti lu naa ko xam nga te arbitre bi waajee soufflé gisuma ñu jox Ada Fass avertissement loolu nag laay laaj CNG pour lan la xam nga ñun bu xale yi génnee def dami siège ñun ñëpp dañuy mer mais ñoom it bu ñu nekkee ci biir géew bi nañuy atta normal ba ñëpp xam ni def nañ normal mais koro ku ñëw làmb ja di nga xam ni Coly Faye pare na lu mat pendant 30 minutes Ada Fass nekk ci ay ci mukaayam indi ay njomba rek lu ne ay mala indi mala ba ci mbër mi muy bëreel tegal ko mala ci kanamam xam nga yooyu yëpp ay tooñ la xam nga yooyu yëpp waaw non piège la sax xam nga ndax bu dul dara man bi Cheikh poussé mala bi xam nga Cheikh pousse na ko ndax Cheikh am na xam-xam ndax moo yor rëg-rëg moo yor ci mukaay rëg-rëg am na tettal yu bëri dañ ko koy jox gis nga Cheikh pousse na ko tànk bi mais ba rëg-rëg ba Cheikh ba Coly Faye di daw maa ngi koy yuuxu mais boobu du ma mën a dégg ndax tëggee goy yi maa ngi koy yuuxu bu ko dóor ndax mala kenn du ko toroxal ba mu toroxalee mala bi nag laa aj sama bopp ndax xale la waaye am naa lu bëri lu ma yàlla xam loo mais bu mu ko dóoree gis nga mala mi dafa kaddi ba sedd guy gis nga boo dee seet sax ki yoroon ci mukaayu ki indi woon jombar gi mi ngi naan supporter yi jóg leen gis nga kon piège boobu Coly Faye tàbb na ci mais loolu lépp ay leçon la yu ñuy tiré mais loolu ñi nekkoon ci biir géew bi ñoo waroon a jël njombar gi wala ñu bàyyi ko fa njombar gi sax dem changer beneen côté xam nga ndax chaque jour nga gis ay mbër yu indi ginaar te kenn du ko laal ay pitax ak ay lu ne ngay gis ci làmb ñuy doxantu ndax sa adversaire li mu ciy jublu mooy nga def ko loolu loo ko def rek day répété wu ci yow xam nga te loolu xale mag a koy xam mais xale du ko xam mais yàlla ñu yàlla lafal cat di ñaan lii yàlla na fi yem daal. comme ni nga ko waxee rek Coly Faye dafa daanu ci nga xam ne mooy piège Ada Fass ci noonu mu bëre mais man li ma jaaxal ci combat bi dafa daan automatiquement mu jug génn géew bi xaarul dara te conseil la woon wala moom. non du conseil sax dafa am surprise ndax xalaatul woon loolu gis nga loolu bas daan na ci ay nit ba tey champion la ci loolu mais ni mu ko defee bi yoon moo baaxul boo dalee ci mbotkat xam nga dafa gis nga daf ko ëñ ba pare daw wàcc bi mu ko wàccee nag yow miy jigéen sax boo defee rotation damay dem da nga oyof tol xam nga dafa jël poids bépp wéer ko ci plaqué bi moo tax gis nga booy bi jàppul fenn bi mu crocheté daa téye épaule bi rek weñaaroog moom ndax Coly Faye moo daan boppam xam nga mais bi mu ëñee man dama ne ko heure boo ko jàppee roofal sa ngemb ci goño gi ba mu dëgër nga rocc sa benn loxo dóor ñaar dóor ñett boo dóoree ñett balaa muy résister rek nga daw plaqué ko loolu la ñuy plaqué gis nga ni ko Tapha Tine di defee dale nga wàññi dooleem gis nga Tapha Tine day roof ba mu dëgër laal ñett daw plaqué la loolu moom bu mbët mi dee mbot sax day jiitu ndax day fekk wàññi nga ko mais leçon la ëllëg xam nga leçon la ëllëg te xale la tolloogul fu muy ñàkke ba am li ci kanamam dañ ko gën a encadré dañ waxtaanawaat ak moom gën a defaruwaat mais nag giñ naa ci Serigne Touba ni làmb ji mooy def Coly Faye mbër waaw man gis naa loolu ndax après gis naa réaction yu bëri xam nga réaction yu bëri gis naa ko xam ni mer na boo gisee mu jóg daw dem ci mukaayam surprise la am mais am na lu ko metti ñàkk na làmb ja nekku fa di xeex nekku fa di consister dafa jóg dem ci mukaayam ñu loolu lay éduqué
noonu la ñuy éduquer booy gis nga kenn sànni fa xeer kenn yàqul dara ñun caaro yi noonu la ñu mel li ñuy xeexee ci biir géew bi lañ koy xeexee di ñaan Ameth Deme ak booy am combat ak rëg-rëg suñu sorti di ñëw yàlla may ñu ci ndam lu gën a kawe suñu jot ci barke Seydina Mohamed dama ne nga dëkk caaro yi doon doomu caaro yi wala nga dëkk ci gox doon doomu gox ba di uti dara nga toog di ko xeex ab yéefar saxala tane yaa gën a bon ca koñ ba nga dëkk ci koñ dëkk ci gox waa koñ ba di am lu seen doom dog di am lu muy yóotu nga am loo ci sikki sàkka wala ngay atte ñàkkal ko waxuma sax yéefar mais yow imbécile nga doomu xaraam nga yaa gën a yées ci koñ bi ak sa famille ku koy def nag ku koy def laa wax ñi koy def laa wax boo bëggee ci gox juddoo fa màgg fa yaroo fa lépp lu gox ba war a yëkkati pour leen indil ndam rek da nga ci war a sóobu ba jeex tak ba dem ci ba ngeer man noonu laay doxale quoi. Mansour gis nga ci li mu wax rek ci laay pivoté noonu parce que bu bi jàllee am na buy ñëw dañuy naan ku tëb dal ci xal des na la beneen tëb ki nga xamante ne nii mooy rëg-rëg war a ñëw bëre ak Sa Thiès mën nañ ne saison bi di ñëw ndax saison bi ñëw na sax ndax saison bi xam naa ne mën naa ne ay ñaari weer ñetti weer moo ci des muy waaj a bëre ak Sa Thiès ndax nga gisee làmb ji. waaw combat boobu combat bu ñu ñor la comme ni mu ñoree combat bas mu ndaw mi ñëpp ci dugal seen loxo xam nga di ñaan yàlla na fi yem di wax ni ci kàttanu yàlla ragal naa sax defet jeex fi combat boobu nag day combat boo xamante ni ñëpp la ñor waaw ñëpp la ñor waa Thiaré Géej rawatina man mii xam nga ndax seen bàyyi la te def naa ba bàyyi naa bëri naa ba bàyyi bëri te ñaan naa yàlla di gis sama bopp toujours ci ñoom te maa ngi koy gis ndax cër bi ñu ma jox di wax ni Sa Thiès mi ngi doog am adversaire au niveau mi ngi doog am adversaire boo xamante ni au niveau ndax adversaire bi dafa nekk adversaire boo xamante ni làmb ci kenn yabu ko ci muy bëri simple muy bëri arène ba pare am fulla ci boppam gëm li muy def kon di ñaan yàlla yóbbuñu ci di ñaanal promoteur bi di ñaanal axlu làmb ñëpp yàlla may ñu fekke kenn bañ a manqué ba jour ba ah Sa Thiès ñun dey toogatuñu waaye yow it nelawatoo ba yandoor de barki Sëñ Tuubaa Mbàkke Sa Thiès mën naa traîner Sa Thiès nelaw Sa Thiès nelawatul ba yandoor de day Mbàkke maa la ko wax fi man Xaadim te dinaa la ko waxaat combat bii mooy dàq ci saison bi man damay xalaat ni sax arène nationale est-ce que combat bi dina fa xaj waaw ndax ñun rek waa Thiaré liñ nar a indi gis nga ko rek liñ indi ci qualifié 2 suñ ci tegaatee leen indi ko waa Géejawaay du ñoom fuñ toog te ba pare nag bëgguma nag ñu am fu ñu seeni supporter amuñu fuñ toog ba pare boole ci bés bi ñu am naqar day metti ci ñoom waaw loolu te non par force ci kattanu yàlla loolay am Sa Thiès mënta jaar fenn ndax ñun xam nañ stratégie yi ñu teg yëpp man mi di seen bàyyi téye naa lépp sama loxo xam naa lépp dara ump ma ci làmb waaye Gaston maa ngi lay ñaanal yàlla yàgg sa doom makan mais làmb ji gëw ma ni xaj na sax arène nationale waaw ndax dimension combat bi moo toll foofu te bu ñu yàlla mayee fekk ban bakkan bañ a rot di ngeen ne Xaadim Njaay waxoon nga ko dina am ñu dagg seen billet ba pare duñ dugg ndax làmb jee toll noonu xam nga waaye Sa Thiès yow nga liggéey de. Père Khadim mu mel ni combat bi da nga ko jëlee à cœur mais dañoo dama ko jëlee à cœur dama ko jël à cœur caaxaanuma ci barki Sëñ Tuubaa Mbàkke di ñaan yàlla may ñu gudd fan rek ñun ñëpp kenn bañ a manqué mais combat boobu du combat bu ñuy foyee mukk ci àdduna du combat bu ñuy foyee ñoom dañoo fo ñun fowuñu fo la mais ku daanu rus waaw pom góor la mais ku daanu rus te ñaanuñu yàlla daanu dañuy ñëw pour bëgg a jël si li ñu moom ñaanuñu ko saraxuñ ko na def li mu mën ñu duma ko jàpp ko duma ko daan ko bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko. ma for ci weewu béy ñu ne Père Khadim nee na bisu Sa Thiès daanee rëg-rëg mu lekk xaj yaa ko wax ma lekk xaj man maa ko wax personnellement man. loolu nga sa mbër de. waaw man maa ko wax ci kattanu yàlla ci incha allah rabbi bu fekkee yàlla la ñuy ñaan ci kattanam moo yor lépp moo mën lépp mais li tax ma wax loolu combat bi jege see lañ koy xam yàlla ñu yàlla may fan wu gudd ak fekke ñaanal leen ñoom ñaar yëpp ñu am wér ak seen i encadrement mais ba bis ba dinaa duggee neneen nu ma mës a duggee ci làmb sax. changé anam. beneen anam laay duggee ci làmb sax ndax combat bi moo toll foofu ndax Lirou Diane dégg ngeen ko def na sorti moom moo ko wax nee na su Reug daanee Sa Thiès mu xaru ne ko terrain gaa ngi nii terrain bi ngay gën a gaaw terrain gi moom da lay daggate ay morceaux moom la mu wax ak la ma wax nañ xool kan moo ci dem faar. ku ci dem faar. waaw. Père
dafa am loo xam te ni daf laa nu mu ko mën a waxee dafa mel ni daf laa xaw a rëcc ci Sa Thiès ñu ne famille Sakho bi ku musul dégg muñal rek ñoom ñoo la koy déggal. muñal te rek musul dégg muñal. sa dégg muñal ñoom ñoo ko def wax ma ne diw la. Modou Lo musul daan famille Sakho bi ñoo ko daane Yékini musul daan famille Sakho bi ñoo ko daane. waaw egguñ ci ka daan Modou Lo Sa Thiès nag ngeen wax Sa Thiès dama lay teel a avertir sa tibb suuf boobu dama bëgg bi yoon ñu ne da ngaa sol ko combat bañ daan la sa tibb suuf boobu rek yooru ñu daan la déedéet góor nga muy góor taxawal ngeen fayitin ko li may bañ rek mooy ñu naan erreur la daanoo nangam la daanoo mais bu dee bëree moom barki Serigne Fallou 10 combats ñu bëri ko Reug Reug ko man waaw bu dee 10 combats ci côté bëri rek ak technique Reug Reug ko ëppale nit ñaa ngi naan arbitre dalay cof wër la ndomb ñun boo xamee sax ñu wër ko ndomb mais nañu waxante dëgg nag dëgg fi ne Reug Reug bu dee bëri rek lim def ci bëri simple bi kan moo ko fi def ñeema diw moo ko fi def billahi wallahi tallahi ñoom liñ ŋànk jour ba dinañ séntu weer mu kaamil ci ñoom yow liiru damay ñaan nga delluwaat tuub am na ku génnoon géejawaay ne buñ ko daanee mu nekk yaxut yéen déggoon ngeen ko ne bu ko diw daanee mu nekk yaxut ndax ba mu ko daanee ndax neex na yaxut liiru billahi wallahi combat bi di nga xam ne téye nañ ko suñu loxo te dara kafuñ ci réewuñ ci ñaanuñu la dara yow Sa Thiès ñaanuñu la dara te loo ñu jox loo ñu dool ñu tereftal ay ni soo xefee bu ñu la buddee géejawaay nga jëm ci kattanu yàlla. ayca kaddu yi leer na sama père la liñ naan lu duuf ci nag bi xejul ci cin bi père balaa ngay tàggatoo ban message ngay lancé Reug Reug ndax yaa ngi ko gis fu mu nekk nii nekk fi mais yaa ngi koy gis. waaw Reug Reug mi ngi soulagé wu barki dem boo ko gisee tip-top bi mu def mi ngi yor benn mbëtu machine yooyu di dawal ci géej gi ci boor côté États-Unis xam nga Dubaï di daw di def fair play di nekk ci entraînement am di wax yàlla na ko yàlla lafal cat xam nga yàlla lafal ko cat lafal cat adversaire am ak promoteur bi ko tëgg muy suñu papa Gaston di wax ni daal jour yi combat bi ñëpp ko yàkkamti dañ doon wax combat Modou Lo Ama Baldé tey combat bi remplacé na combat Modou Lo Ama Baldé foo tollu Reug Reug Sa Thiès ngay dégg di ñaan nag ñun ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim yàlla may ñu ndam lu seddu guy ci kàttanu Serigne Touba ci barke Cheikh Abdou Khadar yàlla muy may ndam yàlla nañu yàlla may ndam te giñ naa ni yàlla ànd nag ñun ndax yi ma ci doon xalaat yëpp maa ngi ko ciy gis par benn kon Reug Reug dégg naa sax ñu ne sax Abdou Aziz Ndiaye sama doom baay bi dégg naa jëlee na ko foofu yóbbu ko këram yéen a xam fu leen neex yóbbu leen bu leen neexee yóbbu leen gën ngi neew yóbbu leen ko fu ne waaye jour ji këpp rek arbitre soufflé moo tere mu daanu. dañ ko yóbbu regroupement Mbadou. waaw yóbbu nañ ko regroupement Reug Reug kuy bëre moom dootoo nelaw Reug Reug rek bu ñaa kuppa jom gono gi jommal na ma bu yeboo ponkali pare de. mais yéen topp ngeen information Sa Thiès de man mi journaliste sax xaw ma ne Sa Thiès yóbbu nañ ko. déet ñoom ñu ngi ñuy topp tamit ñoom ñu ngi ñuy topp de c'est que dañuy ay Reug Reug ay nanditee ko yor nag te lamb ji kenn mënu cee def lu ma ump nag xanaa ma bañ a wax waaye lamb ji billahi lu nit def rek xam naa ko te Reug Reug nag bul fàtte ni ay borom bopp ko yor nag moom itam muy borom bopp nekk technicien xam boppam xale la waaye xam boppam la am intelligent moo lay wan ni ñun combat bi ñor nañu kafuñu ci réewuñ ci daan Sa Thiès xooli leneen moo nekk suñu bopp mais pas ay Sa Thiès waaw. ay tey di ko jaajëfal bu baax a baax moom père di ko nuyu bu baax mais lan ngay tàggatoo balaa ñuy def. di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu sa chauffeur di leen nuyu di wax waa Leewtoo bi yëpp maa ngi leen di nuyu di dox réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu Marème Faye Sall ndax moo yóbbu Mohamed Ali kër gële Mohamed Ali ko tabax moo ko yóbbu Tunisie Olof Ndiaye dana ku def dégg ku defut doo dégg di ñaanal tamit di nuyu tamit président Macky Sall yàlla defal ko jàmm opposition beeg yëpp yàlla defal leen jàmm ñu xam ni réew mi ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar ki fi yàlla teg moom la fi yàlla teganugum heure bi fi jógee ki fiy toog it yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax sax fi dàkk mënul nekk yàlla moom ala kulli xaal Macky dina fi jógee mais ki fiy toogi ëllëg nañ fexe rek def ko ci fair play jël ko ci jàmm réew mi am jàmm ñi nga xamante ne nag mooy classe ak Assane Diouf gi ñi nga xam dañoo réew ba dof xamuñu bu cëtuku Assane Diouf tapet la man xam naa ko bu baax ti ma connais très bien ti ma connais très bien man xam na kuy Xaadim mais amul lu dul sëñ Muntaxa képp ku ko offensé rek barki Sëñ Tuubaa Mbàkke bu ma jàkkaarloo yow offensé la su suma moo laa gét moo gét yor sa téléphone di saaga dafa rafetul xam nga dóor say waayin dóor say yamba xam nga war a dem liggéey dem dóor say waayin ba ni xaj taxaw naan sëñ Muntaxa nangam defe dañ ko nangu duñ ko nangu xam nga duñ ko nangu suñu kilifa yi diine yi ñoom lañ am
doomi soxna yi ñoom lañ am seeni maam dañoo liggéeyal lu leer ci réew mi def ko fi kon ñoom doxuñu lu dul jàmm ak bëgg stable réew mi nag yàlla na fi yàlla def jàmm di la nuyu Ndeye Mbacke wax dëgg yàlla di sa taar bi macha allah di nuyu sa caméraman di nuyu sa support réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm waaw. amiin jërëjëf Père di ko jaajëfal bu baax a baax ñu fekkoon ko fii këram diwaanam fi nga xam ne fii la fekk baax waaye fii la indee lu nekk waaye fii la yaree xalem yi yar ay xalem buñ ne Reug Reug ne Coly Faye tudd ay champion yu bari ci tànkam la ñu nekk kon dañ ko jaajëfal bu baax ñaanal ko gudd fan ak wér bég ci yéen bu baax a baax jox leen di daje beneen yoon ci beneen koñ ak beneen waxtaanu làmb jaajëf